mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV ñeent fukki simili juróom tegu ci midi daleen ak jàmm ci xabaaru njoloor si. li ci gën a fës tolluwaay mbas mi ci Sénégal ni ki tey amul kenn ku ci ñàkk bakkanam juróom-ñett fukk ak ñett nit ñoo am yees woppi Covid 19 bokk na ci ñeent fukk ak ñett yoo xam ne cas communautaire la ñeent fukk ak juróom-ñaar ñooy wér tey ci mbas mi fanweer ak ñett nekk sowtaas daan ci ànd ak i leeral docteur El Hadj Mamadou Ndiaye ci biir xabaar yi bu Thialande. askan wa dëkk ca Cambérène danoo mer wa futu ba tax démb kon ndaw yi wàcc mbedd yi daal di baare kon tali yi la ñu naqaru nag mooy kilifa yi lu ñu ne patt ji seen jafe-jafe ñuy jànkonteel ba noppi di sàkk kon liggéeyu ñu sumb ci VDN 3 bi daal di ko wóyandil ngir lépp luy jafe-jafe mën leen teggeeku daan ci ànd ak Mamadou Lamine Fati ci biir xabaar yi incha allah. coowal suuf jolli ci ñàkku rab ci mu ngi ca commune bu Jaxaay askan wa fa nekk nag ñu ngay jokkar baaraamu tuuma ay promoteur yoo xam ne ñoo bëgg nangu seen suuf ñoom nag ne du ñu seetaan mukk lii di antu ba tax ñu ne kon guerre dëgg lañ ci daal di samp bu ko defee seen suuf ñu mën ci jot dina ci andi ki leeral ak Babacar Seck yëglekaay yi mooy laajtu xabaaru njoloor si mbokk yi kon loolee gën a fës ci xërub xabaar yi nees kis bu ci lande ñu ci faram fàcce. mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV xabaar yi des koy tàmbaleek musiba ni ki tey kon la ñu gis benn waay boo xam ne juróom-ñaari fukki at la am Chérif Diallo lay wuyoo dañ ko faat ginnaaw nag xabaar yi nga xam ne moo njëkk rotandi nee nañ kon dañ ko daal di agressé ba mu daal di fa ñàkk bakkanam moom nag mbir yi ba nga xewee ca quartier wu ñu naan Jaksaaw nekk ci commune bu Bambilor loolu nag tax ba ñi nga xam ne ñooy gendarmerie bu Bambilor ubbi na ci l'enquête du ñàkk dina ci dikkaat nu mu gën a yaatoo suñu yeneen jutaay xabaar ak Babacar Seck mooy sunu ndaw lañuy teewal fa fee ca diwaanu Diamniadio Tëngéej ak la ko wër lu jëm ci wàllu xabaar yi des koy tàmbaleek leneen loo xamante ne jëm na ci ndaw ñi nga xam ne nag dañ leen war a jox ay poste de responsabilité ba noppi ñu gën a jël tam seen responsabilité jëm ci xeex yi nga xam ne kon sumb leen ko ci Sénégal jëm ci mbas mi loolu nag Fallou Diouf moo ko daal di xam li moom nag acteur communautaire la jàpp na ni tamit gouvernement bu Sénégal dafa war a gën a mën a may nopp ndaw yi rawatina seen wàllu xëy bu ko defee kon ñoom tam ñu am taxawaay bu mucc ayib ci réewum Sénégal ñu teewli kàddoom moom Fallou Diouf ci micro Adama Sarr Moussa Fall. Covid bi dafa révéler génie bi nga xam ne ndaw ñi moom la ñu am parce que ndaw ñaa ngi def ay genre robot ay genre respirateur artificiel ay gel donc loolu noonu tey dafa war a am benn énergie bu vibrante bu nga xam ne moo ko war a gunge et que loolu tey état am ci responsabilité parce que maanaam lu jëm ci wàllu recherche lu jëm ci wàllu science lu jëm ci aussi wàllu xam-xam il faut ñu gën ko jox rôle bi mu am ndax ndaw ñi mën a éclore seen xam-xam ndax éclore seen xam-xam tey mooy tax réew mi mën a siggi parce que tey politique de jeunesse dafa xaw a amul ndax actuellement fi ñu toll mooy ndaw ñu joxuñu leen rôle boobu aussi et gungewuñu leen pour que loolu noonu mën a nekk une réalité parce que tey mën ngay toog naan ay 1 million d'emplois mais 1 million d'emplois boobu nan nga koy andee ak aussi ci yan secteur la ak yan secteur aussi moo mën a téye développement réew parce que tey science dafa war a jël place bi mu moom day suñu réew yi les gens li ñuy wax mooy ay biotechnologie ay nanotechnologie ay intelligence artificielle yooyu il faut nga xam ne tey yow chaque année il faut nga am tant d'ingénieurs ci ban domaine il faut nga am tant d'ingénieurs ci domaine sàngam te loolu il faut ñu gën a jëmmal les métiers de la science et des techniques je pense que loolu bu ñu ko defee tey dina am soubassement bu am solo ci ëllëgu Sénégal. wopp gii di Covid 19 dafa gën a deltu ginnaaw ci département bu Mbour loole nag dara waralu ko dul kilifa yi nga ko wàll pàcc bi ca dëkk ba ak ñi fa nekk di acteur communautaire ñoom ñoo sóob seen yoxoo bokkandoo xeex bi bu ko defee résultat boobu kon ñu mën ko am ndax dañu seetlu moom ginnaaw tabaski bi ba léegi limub ñu amee coronavirus ci dëkk ba dafa gën di wàññeeku docteur Fatma Fall moo ko daal di xamle ay kàddoom ci micro Aliou Kane. am na waxtu yoo xam ne yi ci gannaaw tabaski bi gisoon nañ ne cas yi yokku woon ndax bés bu jot daan nañu dégg ñu lim cas yoo xam ne yi xaw na takk ba ma wooyee préfet expliqué ko dajaloo nañu ñun ñëpp def réunion képp koo xam ne kii am nga baat ci dëkk bi toog nga ca réunion ba ñu réunion yi acteurs communautaires yi mooy relais yeeg bàjjenu gox yi takku nañu sensibiliser ji wër joxe ay masques waa ODCAV takku nañu sensibiliser joxe ay masques def ay caravane
les délégués de quartier takku nañu aussi ñoom it sensibiliser pour nit ñi takk masque et boobaak léegi daal seetlu nañu ne masque yi nit ñaa ngi koy takk pax boo génnee si dëkk bi di nga seetlu et seetlu nañu it ne cas yaa ngi wàññeeku gaa di nga déglu benn cas ñaari cas mais wax dëgg yàlla mu ngi wàcc mais sensibiliser nag nit ñi bu ñëpp takkee masque yi virus bi dootul mënati di jóge si bii nit di dem ci bële nit mu jeex fi ñu dem si yeneen yitte ndax ku nekk xam na gàllankoor yi nga xam ne yi virus boobu def na ko ci dëkk bi te amul kenn ku ko yëgul ci dëkk bi bépp kuy liggéey wala kuy xëy ci dëkk bi rek yëg nga virus boobu li mu fi def te mu ngi siy bëgg a yàgg. tolluwaay mbas mi ci Sénégal ni ki tey amul kenn ku ci ñàkk bakkanam lu toll nag ci juróom-ñett fukk ak ñetti nit ñoo am yees woppi Covid 19 bokk na ci ñeent fukk ak benn yoo xam ne cas communautaire la ak ñeent fukk ak ñeent yoo xam ne cas contact la ministère de la santé ak action sociale ñu ne doon topp ni ki tey kon lu toll ci ñeent fukk ak juróom-ñaari nit wér nañu ci mbas mi fanweer ak ñett nekk ci sauvetage lu toll nag ci lu toll ci ñetti junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom ñoo des ci lalu hôpital yi ngir docteur yi kon toppatoo seen wér-gu-yaram maa ne ko ñu mbokk yi ca Cambérène ndaw yi dañoo mer ba tax kon seen mbir ñu daal di ko becc ci mbedd mi ndax daal jàpp nañu ni kon li nga xam ne mooy kilifa yi dañoo ne patt ginnaaw jafe-jafe yi nga xam ñu ngi koy jànkonteel ginnaaw taw bi wàcc ci diwaan ba jural leen ak i jafe-jafe yu yaa ba tax nag ñoom dañoo baare tali bi démb ba noppi nag di sàkku ci kilifa yi ngir ñu àddu seen tawat ñoom nag nee nañu leneen loo xam ne ñu ngi koy sàkku ci kilifa yi réew mi mooy liggéey bu nu sumb jëm ci VDN 3 bi daal di ko wéyandil loolee kon mooy mën a tax seen jafe-jafe yooyu kon daanaka bu dee jeexul tàkk itam dina mën a wàññeeku Mamadou Lamine Fati reportage. lile mooy ndox mu ëpp bu këpp paan gile benn mur bu daanu file ci Cambérène ci gannaaw taw bile ba faat fa benn ndaw li nu mel teg njàqare bu baax a baax askan wi dëkkee fii ci Cambérène loolu tax na ba askan googule sax fatt nañu bépp yoon bi nga xam ne ngay jël ngir ñëw Cambérène. li sa pose mooy taw mi moo ñëw causé dégâts yu bari boo xoolee léegi ndox yi jugee Parcelles di jugee booru croisement Cambérène jugee Géejawaay léegi day wàcc descente lay def dugg biir Cambérène di rabassé di yàq miir yi xam nga di causé ay dégâts foog naa ni démb presque fii boo xoolee ëtt yu bari miir yi daanu na ndox mi dugg boo xoolee ba 5 heures du matin nit ñi mënuñu dugg seen kër yi ci seetaan ndox mi te mënuñu ci dara muy affaire bu metti ba causé ci benn décès muy sunu xarit bu ci wàññeeku bu miir bi wàcc ci kawam nga xam ni kon loolu situation yu metti la te Cambérène booba léegi assainissement yi leen doon defaral gis nga àggalewuñu ko VDM bi bu jugee ñu ni waa Cambérène la te Cambérène du ci dara. miir bi daanu mooy garab gi nëbb àll gile soo duggee ci biir Cambérène lu ngay gis naqari naa xool bu baax a baax gannaaw taw bi nga xam ne moo fi amoon ay miir yu daanu ay kër yu fees dell ki ndox ay yoon yi nga xam ne kenn mënu faa dem nga fay gis. taw bi moom jafe-jafe yi mu indi bari na métti na doy na waar trop parce que depuis démb 1 heure du matin ba léegi ñu ngi nii lii lañu sol nii lañ taxawee depuis boobu ba léegi tëdduñu nelawuñu lekkuñu naanuñu ñu ngi taxaw ñu ngi ci ñu nag waa dëkk bi nag. parce que lii ngeen gis nii foog ko mbalit du mbalit bagage bu ndox yàq mooy mel nii li ñu génnee bari na li des ci biir kër yi bari na léegi ngeen gis seen ginnaaw miir la dafa daanu maanaam léegi ëtt bi mbedd la amatul sécurité te lii dafay yàgg depuis 2005 mu ngi fi amul benn nit boo xamante ni def na ci démarche ba suñu xool sedd ñu xam ni kii sax jéem na. benn nit ku faatu ay yoon yu ñu baare ay miirub kër yi nga xam ne dafa daanu ay nit yi nga xam ne ca biti la ñu nar a fanaan lii mooy mbir mi nga xam ne moom moo am file ci Cambérène gannaaw taw bu mag bi fi amoon loolu tax na ba askan wi dëkkee fii ci Cambérène di naqarlu bu baax a baax waxtu ñi nga xam ne gisuñu benn kilifa bu ñëw taxawu leen. Mamadou Lamine Fati jërëjëf ñaari fan ginnaaw jëf joojee am kon foofee ca Cambérène sous-préfet bu Parcelles Assainies dafa am ab réunion maanaam waxtaan wu yàlla sekk ak képp koo xam ne fa nga dëkk di fa yeewoo bokk na ci nag maire bu Cambérène ki nga xam ne kon moom mooy commissaire bu Parcelles Assainies ak kilifa dëkk ba ñëpp ñu sum waxtaan ngir rek saafara am lu yaa ci li nga xam ne mooy jafe-jafe ak i tawat foofee ca Cambérène Ousseynou Diagne moom nag doomi dëkk wala ba noppi dib kilifa foofee ñu teewlu kàddoom ci micro Mamadou Lamine Fati. li ñu tënk foofu nag ak le sous-préfet mooy solution immédiate mooy wut ay moto pompe def ko ci point bas yi moto pompe nag ñaar la am na bi nga xam ne dafay demee ak moteur ñu wut ay essence jox leen ko ak yi nga xam ne aussi courant lay demee ñu wut ay point d'alimentation en électricité
pour def ko fa pour ñu mën a soulager la population mooy solution bi jiitu bi ci des mooy évaluer aussi impact yi te yàgg na fi am musul am solution kenn musul leen dédommage un programme bi nga xam ne c'est pour la restructuration du village de Cambérène parce que Cambérène dafa xat donc oto yi mënuñu dugg ci yenn mbedd yi boo fi doon def ay travaux aussi tractopelle yeeg machines yi war a gas mënuñu fa dugg donc il faut ñu restituer le village de Cambérène wut leen beneen zone de recasement pour am ay mbedd yaatu pour lii am Cambérène bañ a amati mais nag li jàmp ba jàmp moom mooy il faut une solution transitoire immédiate muy ay motopompe. maire bu Mermoz Sacré-Cœur Barthélémy Dias mu yóbbu ci kanamu ëttu attekaay yi kuréel bi wala bokk fii nga xam ne kon fa la ñuy jëndee ka njaay di Auchan ñoom nag danoo lankoon carré ne duñu fay juuti yi nga xam ne dem na ko amel nañ ko lii di municipalité bu Mermoz Sacré-Cœur ba tax maire bi yóbbu leen ci kanamu ëttu attekaay yi atte ba nag dal na ñoom nag Auchan ñoo ñàkk ci kanamu maire bu Mermoz Sacré-Cœur ba tax ñoom bu ñu sukkandikoo ci juge des référés nee na nag Auchan kon fii ak fan yu ñu dëgmal danañ ko tëj ràpp loolee kon mooy kàddu yi nga xam ne kon rote na ci atte boobu la ñu ànd ci leeral ak Ndeye Madame Gaye ak Moustapha Gaye. coow li doxoon ci diggante Auchan ak commune bu Mermoz Sacré-Cœur ba tey jeexagul 31 août bi juge bi nga xamante ne ni moo yore woon dossier bi moom jox na dëgg ñi nga xamante ne nii ñooy waa municipalité bi fi mu toll nii nag Auchan dafa war a tëj magasin bi nekk ci Sacré-Cœur ginnaaw bi nga xamante ni ñoom ñi teg nañ leen ay daan mu nekk nag daan yoo xamante ni nii ñi ci bég bëriwul ndax soxna si di jaay yu sew ci buntu fii di Auchan moom mi ngi naqarlu lu ni mel ndax nee na fii da ko doon jàppale bu baax ngir muy jaay ci nu mu gën a gaawee marchandise mi. xam bu ma sañoon Auchan bi moom kenn du ko tëj parce que fii la sama teraanga ne presque at ak genn wàll maa ngi ci buntu Auchan bi ay mouchoir laa daan jaay ci embouteillage yi bàyyi ko ndax mënatuma ko mag laa léegi ma ñëw fii di toog di fi am sama teraanga macha allah laf cet kafre bége xaat man bu ma sañoon sama gis-gis daal kenn du tëj Auchan bi parce que vraiment Auchan bi suñu teraanga fi lañ nekk non xataluñ ñu moom vraiment dañ ñoo bàyyi ci suñu sago. ñu toog ci bunt bi di jaay di daw dépasse kenn xasuñu kenn defuñu dara vraiment. ca geneen wàll ga itam chauffeuru taxi yi nga xam ne ñi ngi gaare ci buntu Auchan bi te nga xam ne client yi génn yore seeni bagage ñoom ñoo leen daan yóbbu ñoom itam ñi ngi naqarlu tëjum Auchan bi waaye itam di ñaawlu doxalinu Auchan. bu fekkee ne li ñu dégg ci information yi moom am maanaam ñàkk a fay ay taxes moo tax ñu koy tëj loolu moom war naa wàccoog loolu ndax maire bi aussi ci taxi yi ci lay defaree tali yi. ci lay defaree yoon yi ci lay defaree canal yi donc buñ ko fayul du mën a def loolu te loolu ci ñun lay dellusiwaat ñun askan wi waaye tamit jóge fi dana metti ci ñun ndax ñu dañuy ñëw fii di fi gaar di fi daan suñ doole te bu client jëlee bagage am génn taxi lay jël te loolu dinañu arrangé kon daal bu ma sañoon ak contentieux bu mën a am seen diggante ñu fexe ba régler ko à l'amiable Auchan bi des fi. mais nañ négocier rek bàyyi ko fi parce que amal nañ njëriñ. ñun ñoo ngi fi taxaw di yeb suñuy client di dem ak ñëw di liggéey fii ba pare Auchan jël na fii ay emploi yu bëri xale yaa ngi si biir di liggéey te kon amal nañ dëkk bi njëriñ te du ñu yokk du ñu def dara prix fixe lañ yore comprendre nga li ma la et puis set na da ngay dugg si biir melul ni marché yi soo duggee si biir clim baa ngi fi lépp a ngi fi mu set sa yére du tax dara du tax si yow te amal nit ñi njëriñ non dañu war a fay dëkk soo fa nekkee di liggéey da nga war a fay droit yi ñu la fa teg taxi yi ñu la fa teg yëpp dañ ko war a fay si yoon continuer sa liggéey. ba fii ñuy waxee ak yéen nag Auchan ngi wéy di doxal ay activité am waaye nag bi ñu jegee njiit gi nga xam ne moo nekk fii ci Auchan bu Sacré-Cœur moom bëggu ci yee yàbbi. coowal suuf joleeti ci réew mi ba yoon nag ci jaxaay la mbir mi xewee askan wu fa yeewoo ñoom nag ñoo ne dañoo bëgg nangu seen suuf te nag kenn koo xam ne promoteur immobilier la lañ ci jokkal baraamu tuuma ñoom nag ne seenu bakkal lañ ciy gar loolee nag di bëgg-bëgg promoteur bi duñu ko bàyyi ak moom mukk ndax seen suuf kenn du ko nangu seen yoxoo Babacar Seck ciy leeral. Niakoulrab bokk ci gox yi gën a yàgg ci région bu Ndakaaru dafa am ay jafe-jafe ci wàllu suuf buñ sukkandikoo ci ña fa dëkk ñu ngi wax sax ne xaaw fa ñuy béyee am na ay nit ñu ñëw bëgg ko dagg def ko ay dëkkuwaay. vallée de xaaw nag dafa am au moins juróom fukki grande famille du village traditionnel de Niakoulrab yu fa tooloo maanaam yu fay béy te famille bu boo ne benn famille boo jël mën nga ko multiplier par 4 donc au moins il y a 200 personnes yi nga xam ne ñu ngi foofu ci vallée bi di liggéey. Aminata Ndour nag mu jox procuration rakam bu ñuy wax Maam Kouma Ndour mu ñuy essayer manipuler di ñu traîner devant la justice. Aminata Ndour tooñ na waa Niakoulrab parce que dugg na ci lu waa Niakoulrab moom. mu ñëw fi di jël suñu 4 hectares usage agricole à Banooba ñu transformer ko bëgg ko def usage habitation
ça c'est de la spéculation. ñi dëkk ca ñàkkurab ne xamuñu lu dul mbay te buñ jëlee suufu xaw dootuñu am lu nu suturloo. buñ ko nangoo dinañu indil coono parce que njaboot gi fay liggéey di dunde bu boobaa wërsëg day du jeex waaye mën naa nekk jafe-jafe te dañuy yóbbu chômage te kilif ay njaboot yu bari ñoo fay liggéey di lekk bari na mënuñu ko lim léegi boo nee 50 rek multiplier par 4 ndax këri famille ñoo fay béy te au moins y a 50 familles yoo xam ne ñu ngi ko foofu liste baa ngi bon pare mën naa leen ko jox ngeen ba. waa ñàkkurab ak ñenn ci waa Tivaouane Peulh ne duñu may kenn mu nangu seen suuf. képp kuy kilifa ci réew mi daal ñu ngi lay ñaan ni ñu bëggee jàmm ñun ñi moom nekk ci dëgg tooñuñu ñu ngi lay ñaan njaboot yooyu nga waxtaan ak ñoom ba ñu may ñu jàmm. buñ gisatee ay promoteur immobilier ci xaw askanu ñàkkurab ñu ngi xam le ni dineen gën ci tali bi donte ñu ngi ci jamonoy mbas. ñeneen ñu taxaw temm mooy askan wa yeewoo ca Morolan ñoom nag ab bërëb leen fa bëgg a samp bërëb boo xam ne day defar li nga xam ne mooy mbalit mi daal di ko tonni loolu lépp nag askan wi ne mukk ni duñ ci daal ndax daal jàpp nañu ni loolu kon day lompañoon seen wér-gu-yaram naka noonu tam seen ëllëg lii di projet bi da ko fas yéene lëndëmal loolu lépp nag tax ba ñoom ne duñ ci ànd tey ni ki ëllëg Isidore Alexandre Sène. conseil municipal bu Morolan déggoo nañu ñu toxal bile site waaye nag ñi nga xam ne ñoo di askan wi ñu ngay artu muy Tivin Tangor wala sax beneen village ci biir commune bu nee nañu bëgguñu projet boo xam ne day def lii di traitement de déchets. si Tivin Tangor la nekk fi ñu naan laaxi dër ñaareel bi tamit sàmmontewul ak aqu diine ndax projet bi dafa jàkkaarloog foo xamante ne lieu de culte la nit ki liñ naan ku muus ren dañ la naxoon daaw waxuñoo waxu waa Tivin de waxu waa Morolan mooy ñun ànduñoo projet bii ndax lan procédure yi la ñu respecté wul. jàpp nañ ne projet bi ni mel mën naa indi njeexital bu bon ci seen i wërgu-yaram looloo waral nee nañu bëgguñu gis li ni mel ci biir Morolan. projet mbalit la mbalit boobu nag dafa nekk projet boo xamante ne sàmmoowul ak àqu dëkkuwaay ndax lan projet la boo xamante ne 1 hectare moom mooy superficie fa mu nekk moog dëkkuwaay moins de 500 mètres la. jàpp na ne sax waroon am waxtaan bu mag a mag ak ñi nga xam ne nag ñoo di askan wi laataa ñuy taxawal projet bi ni mel la. képp koo gis balaa ngay def dara ci moom laaj ni nga koy tàggu nit ñi yëguñu benn yoon projet bi. ci place publique bu Morolan muy góor jigéen wala sax ñi nga xam ne nag ñoo di ndaw yi ñoom ñëpp nee nañu ab site de traitement de déchets fii ci biir Morolan bëgguñu ko tey bëgguñu ko ëllëg. kaddu yi nga xam ne Isidore Alexandre Sène ñoom askan wi yëkkati nañ ko ne amul waxtaan woo xam ne sumb nañ ko seen digganteeg maire bi ci boppam di Yves Lamine Ciss indi na ci leeral moom nag ne waxtaan wu yaa mu am laata projet bi ñu koy jëmmal ca foofee ca Morolan ñu teewli kàddoom Yves Lamine Ciss ay kàddoom ci micro Isidore Alexandre Sène. dañoo jàpp ni depuis ay at ñu ngi liggéey ci wàllu mbalit mais daaw waa UCG maanaam mooy ñi yore mbalit bi ci biir Sénégal ñëw nañu fii benn programme boo xam ni. État Sénégal la ak Banque mondiale ñu woon ñu loo xam ni doy nañu parce que réunion boobu conseil yëpp fekkee nañu ko chef de village fekkee nañu ko njiitu jigéen yi njiitu ndaw yëpp fekkee nañu ko. projet boobu lu tax amul parce que ñooñu amaguñu xaalis mais bii waa GIZ ñëwee wonaat ñu même projet y a pas de différence te ñoom comme indi nañu seen xaalis moo tax ñu ni ñii kon nañu commencé ak ñii parce que mënuñoo xaar. fii Morolan dañoo am jafe-jafe mbalit koñ boo dugg wala parcelle boo xam ni kenn tabaxu ko dañ ciy def mbalit. teen yi dañ ciy def mbalit même boo demee sax ci armeel ya gannaaw armeelu Morolan yi fees na ak mbalit gannaaw école Tivin Tangor xam nga école Tivin Tangor nu ñu ko doon tuddee école mbalit parce que foofu dañ doon sotti mbalit foofu ñun ñoo ñëw tuddee ko beneen tur mooy Harrison Mbeng parce que kooku moo indi fii jàng Morolan loolu nekk mënuñoo toog aussi di seetaan en tant que ñun dañu jagleel environnement nekk suñu compétence dañu war a jóg taxaw pour que loolu ñu saytu ko fii waa GIZ ñëwee vraiment waxtaan nañu ñu monté benn GIE IGOM union de gestion des ordures de Morolan ay ndaw vraiment ñu bëgg a taxawal loolu biir Morolan mais dama boo préciser rek du centre d'enfouissement technique dañuy saytu mbalit mi ñàkk a xam am na ci li ci ëpp ay politiciens ñoom nag ci ginnaaw. ñu dem ci bët saalumu réew mi foofee nag ca Ñambalang ma ngi ci département bu Oussouye liggéey lañu fa sëmb jëm ci pont bi liggéey nag tàmbali nañ ko ngir yeesal pont boobule lu ci mënti am daal nee nañu nag diirub 4 weer lépp dana mate dugal nañ nag ci koppar 2 milliards ak ñeenti téeméeri millions sunub xaalis loolu lépp nag tax ngir dem beeg dikk bi mën a yàmb moom bañ daal lompoñ kon samp nañu ab bac bu ko defee loolu lépp kon mën a antu ci diggante dëkk yi nga xam ne ñoo fasanti ko foofee ca Casamance Hassan Ba.
mu nekk pàcc bu am solo diggante département bu Ziguinchor ak station balnéaire bu Cap Skirring pont bu Ñambalan taxawal nañ ko ngir ay liggéey yu ñu ciy amal ci wet gi nag teg nañ fa benn bac militaire ngir yombal dem ak dikk nit ñi ak marchandise yi pont bi nag ay samba booy ñoo si defoon ay ndel ngir jéemoon ko daaneel ci atum 2018. projet bi à peu près 2 milliards 400 lay jar et durée travaux yi globalement 6 mois la woon mais dina jeex normalement au mois de décembre parce que tey jii nii lépp en tout cas lu war a dem ci mbirum liggéey bi ak organisation bi ci boppam ci pont bi mi ngi tey sur le terrain donc amul benn raison tey jii nii pour que ñu bañ a yeggali liggéey bi ci anam yu mu waree. pont bi nag njëriñ bi mu am ci gox bi moo tax bi askan wi yàkkamte liggéey yi gaaw a pare. pont bi mooy tax Ziguinchor muy capitale régionale ak Oussouye station bale foo xam ne tourisme mu ngi foofu aéroport baa ngi foofu donc dem ak dikk bi dafa am solo diggante Ziguinchor ak Oussouye donc pont bi moo tax njëriñam dafa am solo lool moo tax gouvernement bi taxam lu ci benn yoon pour ñu man ko defaraat. ngir bañ dem ak dëkk bi diggante ñaari département yi sooxee autorité dañoo sàkkoon jàppale armée nationale bi mi nga xam ne indi na benn portière ñu koy wax Ribbon Bridge. à travers colonel commandant la zone militaire numéro 5 ñu koy gërëm bu baax ci loolu ci taxawaayam ndax da ciy farlu lool ba ci app bi ñu waxoon app boobu la moyen bi ñëw te gis ngeen ni première tour bi nga xamante ne test nañu moyen bi rek gis nañu téeméer ak juróom fukki oto jàllale nañ leen ay junni nit jàll nañ ak ay téeméeri moto jaar nañ ci moyen boobu pour continuer dox seen soxla loolu nekk lu am solo. ginnaaw liggéey pont Ñambalan bi gouverneur bi xamle na ni pont bu Bayla ak Diouloulou dañ leen defaraat ci weer yi di ñëw. Assane Ba jërëjëf Sénécap ñoom ñu ngi yëngu ci wàllub cinéma ci réew mi nag la nu fekk baax ñoom nag si xaatim déggoo ak groupe E-Media Invest nekk na tànneef bu am solo ngir bégal téléspectateurs yi ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo safoo télévision bi di ITV njiitu Sénécap di Omar Sall indi na ci leeral li tax waral tànneef gi ñu ànd ci moom ak ki nga xam ne moom mooy Adama Sarr ak Augustin Mandan. Wolof dafa am lu mu wax dafa ni ku bëgg fu mu tëdd ak koo xam ni day wut ko ko wéttali tëjal bunt du leen boole su fekkee dañu toog ñi ni ITV existé na télé la ñoom ñu am volonté wu dem sur le terrain tey dañ leen recevoir ñu am mbégte lool ñu ñëw ci terrain wu fabrication mooy gis li ñuy daj pour mën def film ànd ak équipe bi yëpp ñëw ñu xool li ñuy liggéey kon partenariat boobu dafay yomb mais li tax partenariat bi am solo mooy ñoom dañuy ñëw fekk ci ndaw yi parce que tey réalisateur yooyu dañu bëgg li ñuy liggéey sénégalais yëpp gis que mu amal ñu njëriñ ndax suñu culture la ndax suñu développement bopp la lu tax mu nekk suñu développement tey filmu xale yooyu boo compté am na lu mat téeméer ak juróom fukk ak juróom-benni technicien yu nga acteur comédien yoo xam ne ñu ngi ci liggéey mu am lu mat juróom fukk ak juróom-benni technicien muy ñaari équipe tournage yi nga xam ne ñu ngi daw ñu ngi liggéey mu am lu mat ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent ñu ñuy wax figurant passant sur ñuy liggéey ci film bi donc loolu industrie la pour ñun donc koo xam ne dafa ñëw nekk suñu wet pour bu ñu paree mu wane film yooyu dafa nekk loo xam ne lu am solo la mais am solo ci ñun am solo aussi ci avenir u télé bi parce que dafay wane ni dañu jóg ñoom pour ni contenu daf leen ñor ndax contenu buy defar nit si loolu lay jóge loolu la ñuy wax contenu de stock parce que télé loolu la soxla. gouverneur bu Ndakaaru jël ab tere jëm nag ci camion yi maanaam gros porteurs yi ci di xàll yu mag yi fii ci Ndakaaru ñu bañ fay jaar ci yenn ci waxtu ñoom nag jox nañ leen kaddu dawalkatu camion yooyu le ànduñu ci mesure boobu le ndax jàpp nañu ni kon loolee day lompañal seen dem ak seen dikkiwaay itam mën na leen indili jafe-jafe jëm ci wàllu koom-koom seen sàkkuteef lenn la mooy ñu indi joyanti ci arrêté bi nga xam ne maanaam dogal bi gouverneur bu Ndakaaru jël ñu ànd ci leeral ak Ndeye Nancy Diop Diouf reportage. ci ab arrêté bu gouverneur Ndakaaru jël oto yu mag yi maanaam camion yi dañuy limiter seenub circulation ci yenn gox yi ci waxtu bu nit ñiy xëy wala ñuy wàcc ci seeni liggéey mu mel ni nag bi leen dogal ñoom ñi chauffeur camion yi rafetlu wuñ ko benn yoon. wax dëgg yàlla day ñaawlu ko trop parce que xam nga borom njaboot boo nee tey damaa yaakaar ci sama liggéey bi nii ci laa yore sama njaboot te dëkk ci dëkk bi doon doomi dëkk bi nangu woon naa sax. balaa looloo am ñu dajale chauffeur yi wala même bu mënut a dajale chauffeur yi yëpp it nag ñu am ñun ci dajale ñooñu yaakaar naa suñ déggoo woon ak ñoom ci kàddu dina neex
mais ñun chaque instant luy dal suñu kaw moom day jékki-jékki rek dal suñu kaw. mën na noo indil ay jafe-jafe ndax gis nga yii sax mën naa indi yuñ lay xeebe ndax asgor am na loo xam ne boo ko tëjalee rek mën nga koo def loolu leneen te bu boobaa du doon coobareem du loo xam ne moom la bëgg ba tax na waxtaan daal daa baax ci réew waaye nag xam nga lu toll ni Sénégal ak ni mu mel dogal boo fi mën di jël bul xeeb kenn mais man damaa gis ni ñun chauffeur yi dañ ñoo xeeb moom. benn ci li waral bi leen dogal mooy bëgg yoon yi féex waaye yile chauffeur camion nee nañu li waral embouteillage yi ñoom bokkuñu ci. dina compliqué vraiment parce que heure yi mu may ak système boobu ak liggéey bi ñuy liggéey moom day xaw a compliqué loolu non camion mënuñu ci tere embouteillage parce que camion benn jëmukaay lañ am port lañ soxla port lañ jëm si jëmuñu biir Dakar demuñu feneen camion bu dugg biir Dakar su nekkee 20 camions ñooy circuler 5 ñoo fay dugg parce que livrer marchandise la ñuy dem te rarement lañ koy def parce que li ci ëpp marchandise bi ñuy dugal foofu ay oto yu ndaw ñoo koy jàllale dañ koy déporter ci banlieue bi souvent ci territoire port bi ay oto yu ndaw ñoo koy jël di ko dugal si biir donc embouteillage camion moom mënul kii yooyu oto yu ndaw yi moom dawalin bi baaxul parce que kenn du may sa morom dañuy njëkkalante en même temps duñ toppatoo normal gis nga léegi soo xoolee léegi nga gis ñu déborder da ngay jël sens bi nga xam ne sens retour la nga def ko sens aller pour mën a dem parce que mënoo xaar li ci ëpp oto yu ndaw yi ñoo koy def oto yu ndaw yi moom embouteillage ñoo koy keneen. xoolaat bi leen dogal te gën leen a bàyyi xel moom la waa ji di digle. doon luy jàppale chauffeur quoi parce que tamit liy xatal dëkk bi tamit ku ci nekk da nga jóg pour daan sa doole yóbbu sa njaboot waaw ñoom dañuy daan doole yóbbu seen kër chauffeur si tamit dañuy daan doole yóbbu seen kër waaw war nañoo mën a jàppale chauffeur si bu baax a baax daal chauffeur si sonn nañ loolu. métti loolu moom wax dëgg yàlla dina métti loolu ni xam nga ku bàyyi kër ginnaaw dikk di daan doole xam nga ñu lay jox heure booy daw ak heure booru daw xam nga ni loolu métti na loolu waaw. bu ñu sukkandikoo ci gouverneuru Ndakaaru ay daan dina dal képp ku sàmmoo wut ak yile ndogal waaye nag ñi jot a waxal ñu ngi koy naqarlu bu baax ndax jàpp nañ ni bile mbir dina am ay njeexital ci seen liggéey. Ndeye Nancy Diop Diouf jërëjëf mbokk yi yegg si nañu ci pàcc gu mujj ci xabaar yi li ci yëglekaay yi. mbaa yéen a nga ca maître Moussa Diop nekkatul njiitu Dakar Dem Dikk démb lañ ko tëbal xiir bee ko dalal ginnaaw kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko jëmale ko ci coowal ñetteelu mandat bi ci réewum Sénégal libération ne ginnaaw Moustapha Diakhaté ak Sori Kaba ñetteelu mandat bi dal na ci kaw maître Moussa Diop njiitu Dakar Dem Dikk ga woon source ne bukki bi matt Moustapha Diakhaté matt Sori Kaba moo ko matt moom njiitu Dakar Dem Dikk ga woon di maître Moussa Diop yéeglekaay bi ne en tout cas nag léegi coowal troisième mandat ci Sénégal daal poison la fi tooke la fi de Sud Quotidien ne njiitu réewum Sénégal Macky Sall tëbal na njiitu Dakar Dem Dikk maître Moussa Diop Quotidien ne maître Moussa Diop nag léegi ma nga ca dépôt ba dootul dem dootul dikk La Tribune ne moom maître Moussa Diop njiitu Dakar Dem Dikk ga woon léegi yegg na terminus L'As ne moom maître Moussa Diop làmmiñam moo ko yóbbee lépp lu ko dal ak sañ waxam ndax lu mu ragal a wax toog fay jooy yéeglekaay bi ne dakkub maître Moussa Diop ci bopp Dakar Dem Dikk lu ji njaak ñetteelu mandat bi ci réew mi nga xam ne njiitu réew Macky Sall loolee bañ ko ko tudd mooy njàkk ndaxte moom maître Moussa Diop njiitu Dakar Dem Dikk ga woon ni def ñetteelu mandat ci réew mi daanaka mënees na ko méngale coup d'état constitutionnel da ngay seet loolu rek L'As ne maître Moussa Diop dem na Omar Boun Khattab Sylla dikk na ndax mooy doxal léegi ci bopp Dakar Dem Dikk Vox Populi ne coowal ñetteelu mandat gi ci réew mi léegi laaj dee la koo ko wax dootoo ko defati mukk ci àdduna ku ko weddi nag laajal Moustapha Diakhaté Sori Kaba wala moom Moussa Diop njiitu Dakar Dem Dikk ga woon ndax ku ci wax léegi ñu rëkk sa ndig maître Moussa Diop ci Vox Populi moom njiitu réew Macky Sall sant naa ko gërëm naa ko ginnaaw juróom benn at yoo xam ne may na ma liggéeyal sunu réew di Sénégal maître Moussa Diop ne wéet gore wéetaliku gore Le Témoin ne moom maître Moussa Diop dem na te dootul dikk ki dikk nag léegi ci bopp kuréel gi di Dakar Dem Dikk mooy maître Omar Boun Khattab Sylla li dikk ci réew mi te ba léegi nanguwul dem di mbas mi ci réew mi critique ne ba tey nag mu ngi fi ne faax ak i musibaam ñaari téeméer juróom-ñett fukk ak juróom-ñaari nit ñoo ci ñàkk seen bakkan source aane mbas mi ci réew mi ba tey ma ngay bëgg a yóbbu askan wi barsak ndax ñetti nit ñoo ci ñàkk seen bakkan ni ki démb yóbbu lim gi ba ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar juróom-ñett fukki nit ak juróom-ñett am ko yees ni ki démb Vox Populi ñi nga xam ne ay liggéeykat lañu ci wàllu wér-gu-yaram jamono ji dañoo mer ba futu jëmale ci jëwri gu ñu denk wàllu paj mi ci Sénégal ndaxte nee nañu seen ndàmpaay jëm ci Covid-19 bi ba
léegi nii des nañ ko jot maanaam ci ko gàttal kan fayu leen ko ba tax ñu ne opération gox ki la ñu fas yéene samp ci mim réew te bañuñu ci lenn lu kilifay réew mi baax ñu ngeer ko njëkk liy baax ci chambre de commerce bu Ndakaaru ani ku koy fay lii quotidien l'info le témoin ak l'évidence ne en tout cas daal coow laa ngi ne cour te liy raam ci ñag wi la jëm te su fa amee ko du fa gaaw a jóg l'évidence ne lu ji njaag nag jëwri gu ñu dénk wala njëriñ meeg njaay mi ci réew mi moo njàkk ndax ba léegi patt la ci def bàyyi coow liy ruube te ba léegi addu ci enquête quotidien ci élection locale yi ñu dëgmal ci réew mi la xëy tey yëglekaay bi ne opposition bi ci réew mi nag ak nguur gi seen taxawaay des na leer bu dee opposition bi dañu dëkkee nelaw mel ni ku ñu piqûre nguur Macky Sall bi dëkkee tojange yi nga xam ne mu nga def ci réew mi rawatina yorinu mbas mi ci Sénégal loolee lépp nag tax ba yëglekaay bi ne élection locale yi kan moo ciy profito professeur Moussa Diaw ñu fekk ci enquête quotidien ne élection yi nag bu doon ëllëg maanaam suba njiitu réew Macky Sall duma opposition bi ci réew mi bañ tëddi suuf waaye nag coow li mooy Ndakaaru capitale bu Sénégal ndaxte jafe-jafe gi yépp fii la nekk laas ne benn mbir moo daanu démba ca Cambérène ba noppi rey fa benn ndaw boo xam ne footballkat la ay atam toll ci fanweer libération ne Awa Diouf faqam jeex na tàkk ci réew mi ndax démb lañu ko teg loxo dañu ko toppee nag mooy benn doomam bu jigéen ba am fukki at ak juróom-ñeent moo ëmb ba am juróom benn weer Awa Diouf loolee la mënula wanaasu ba tax mu jàpp ko xoj ko ba mu dee da ngay seet loolu rek gërëm leen bu baax mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV loolee laf làccu xabaaru njoloor si gërëm ñëpp ñu si jàpp ba mu yemb rédaction bi jox leen dig daje xabaaru maraîcher bu ci la àndee feeg boobu ngeen woy di ñu topp ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf ñoon doog jàmm